tey la ajuma pàcc bu mujj bu seen matinal d'information Tok Tok Sénégal seetantal la imam Birame Pouye oustaz Taib Socé imam maa ngi lay nuyu di la dalal. di la fay soxna Aïssa di la nuyu di la ziar di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu Papa Alioune di ziar bu baax sama oustaz Taib Socé di ziar waa Sénégal yëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. yaa oustaz yow itam maa ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay di la dalal di nuyu Papa Ali di nuyu imam di nuyu ñi seetaan Tok Tok yëpp di leen wax al jumaa al mubaraka incha allah. très bien alors imam Birame Pouye oustaz Taib Socé tey ngeen indil ñu waxtaan bu am solo tey ngeen di waxtaanee li nga xam ne moo di guerre imam Birame Pouye xaw ma yow laay commencé xaw ma oustaz Taib Socé laay commencé tey mais bon la question est là ci diine naka la ñuy définir li nga xam ne moo di guerre. yow oustaz guerre ci boppam baatu wolof la guerre xam naa ne moom la tubaab yi tuddee corruption. ci wàllu arab ñu koy tuddee richwa mooy lan jënd ay àq jënd ay droit jënd droit loo xam ne du sa droit waroo ko am waaye nga jënd ko nga joxe xaalis pour ñu jox la ko bokk na ci encore jënd métier wala ñu jëndal la métier poste boo xam ne amuloo capacité toog fa du sa xam-xam du sa lenn waaye ña koy joxe ñu am fuñ jaar am luñ leen jox ñu teg la fa dafay daane réew mu gën a bari dafay nërimlu li ñuy tuddee nërmellu dafay daaneel réew dafay daaneel société dafay détruire jikko moral dootu am réew moo xam ne corruption am na fa moral dootu am nit ñi dootuñu gëm compétence xale yi duñu gëm jàng duñu gëm ne nit ki sa xam-xam ak sa mën-mën moo war a tax nga am da nga naan il faut ngay juuj njaaj ak foo war a dem neexle fa su ko defee pour nga am corruption dina tax réew mu bari dina tax tooñ ya ak tribunal ba du jaar yoon dañuy jël àqu nit ñi jël seeni droit corruption réew mu am insécurité moo fay am parce que nit mën nay ñëw seet ñi nga xam ne ñoo yor sécurité bi te mu fekkee ne wàllu corruption moo ne ci seen bopp bi drogue mën nay dugg dañ koy gis nga joxe xaalis ñu bàyyi arme mën nay dugg ci réew mi parce que ñi ko war a jàpp dañ leen di jox xaalis ñu bàyyi corruption dafay détruire réew moo tax yonent bi ni laana allahu arrachi wal murtachi wa raish ñoom ñett ki nga xam ne mooy ger ak kan nangu ñu ger ko ak intermédiaire bi ne ci diggante bi yonent bi ni ñu ñëpp yàlla rëbb na leen ci yërmandeem parce que ki nga xam ne mooy joxe mooy ger kooku dafa encouragé ger li nga war bu dee këyit la bu dee sa droit la yaa ko moom kenn warul la ci jox xaalis nga di ko joxe parce que sa àq la bu dee ne fonctionnaire yi moo la koy jox dañ ko fa teg di ko fay pour loolu bu dee policier bi la bu dee gendarme la bu dee juge bi ku mu mënta doon dañ ko fa teg di ko fay pour loolu kon warul wëkkati sa xaalis di jël sa xaalis yow en tant que nit parce que yow état moo ko samp di ko fay pour population bi kon waratu ñuy jël alal ci population bi du yoon sanction yu rëy moo ci war a am ci réew moo xam ne ñu ngi koy def dañoo war a teg ay sanctions yu métti pour mu jeex parce que dafay détruire réew laa lay wax man ngay jox marché yoo xam ne réew mi ci waroon a am nga jaay ko keneen jël ci maanaam kooko ger la sa intérêt personnel nga am loo dugal ci sa compte pour réew mi nërmeelu réew mi daanu guerre danger la boo xam ne baaxul ci réew baaxul ci société dina yàq jikko dina tax nit yi dootuñ am compétence xale yi dootuñ gëm jàng njuuj njaaj daal ak nu ñuy tuddee xaw ma lan nuyoo lan yooyu moom la nit ñi gëm te su boobaa danger lay doon ci réew corruption c'est très grave yaa Aïcha maanaam ni mu danger bi fi mu toll ci réew ak ci société defe naa ne loolu xajul ci benn émission wax dëgg yàlla imam Birame Pouye mi ngi ko doon wax léegi oustaz Taib Socé sur danger maanaam li nga xam ne mooy conséquence méfait corruption nan lañ ko mën a mesurer si réew surtout yu amul doole yi mel ni Sénégal jërëjëf Pape Aliou naka na ni natte wala bàyyee xel jeexital yi nga xamante ni wàllu ger wàllu mbuxum di koy jur ci maanaam li ëpp ci réew yi nga xamante ne noonu nekk déjà da ngay dégg tur yi parce que yenn saa yi benn mbir su bëri ay tur day wane maanaam importance am wala ak ñàkk maanaam jeexitalam bi muy jur ci penc mi yenn saa yi da ngay dégg ñu naan dessous de table
instant yi nga dégg ñu naan fraude extorsion favoritisme détournement de fonds ñu wolof da nga dégg ñu naan mbuxum boo xool ko na ngeen gisee bi ñu seetloo pass lu mat te loolu borom xam-xam yee ko wax ce sont des chiffres yoo xamante mën ngeen ko vérifier sur internet ici en Afrique 148 milliards de dollars nañuy perdre année bu nekk ci wàllu mbuxum 148 milliards de dollars loolu représente 25% PIB Afrique 25% c'est un quart d'un budget donc bu ñu programmer supposons ñu ne budget Sénégal par exemple 100 francs la ñu ne un quart de 25 francs mi ci poosu ku ma waroon jëm la jëm kon ñaata nit ñoo naroon faju ñoom dañuy génn àdduna parce que dana ci poosu benn nit ñaata nit ñoo waroon liggéey mais liggéeytuñ parce que am na ñeneen ñu orienté kon conséquence parfois pauvreté bi saa doon wax léegi kon yaa ngi wax ci méfait yi moom mooy dañuy jël àqu jaamu jox ko keneen moo tax yoon bi daa war na wax yaram boo xamante ni riba wala riche bi muy wax yaram boo xamante ni lu daganul nañ ko dundee safaraa ci gën a yeey xanaa parce que xamoo méfait bi gën a garaaw ci corruption mooy tey boo amee salaire bu baax bu lew ñu fay la ko boo ci dugalee corruption lépp lay rendre illicite maanaam riba dafay rendre alal mu illicite maanaam da koy xaraamal da ngay dégg baatu riba sax ci corruption la bokk parce que riba mooy lépp loo xamante ni ëpp na bénéfice nga nax nit ki ba am ko loolu ci corruption la bokk di jaay dara sax waxoo nit ki lan la gis nga léegi lañ démontré que téléphone léegi iPhone yi nga xamante ni ñëpp ci nekk ci àdduna bi lu mat benn pourcentage non négligeable ay faux la ba gars yi créé ay technique nooy xamee di faux la nit sonn dajale xaalisam jël benn iPhone am di wane après mu ñu ne ko defal test bi rek tu verras que li nga yore faux la mais imagine société yi créé ñoom loolu pour nax ay nit di am alal yenn saa yi nga romb si mbedd mi benn nit di jaay benn jën xamoo produit mun na jën la wax benn tur jën bu am solo nga yaakaar ni loolu la fekk du loolu ba ñëwee ba gis koo xam kon méfait yi nga xamante ni moo gën a garaaw ci corruption parce moom mooy day yàq àdduna maanaam day indi déséquilibre man yàlla day wax ne bu leen yàq kaw suuf si gannaaw bi ko yàlla baaxalee kon corruption yàq la al façade yenn saa yi loolu lay nekk yenn saa yi mu nekk rishwa yenn saa yi mu nekk riba yenn saa yi mu nekk al façade yenn saa yi mooy nekk dégradation dafa nekk dégradation physique mooy yàq boo xamante ni comme environnementaliste yi loolu dégradation la mais am dégradation boo xamante ni des mœurs moo xamante loolu ce qu'on appelle lu moral la kon maanaam méfait yi mooy day yàq physiquement mais day yàq aussi li nga xamante ni moom mooy spirituellement da nga gis benn tali boo xamante ni ñun tali bi 3 milliards moo koy defar nga def si 2 milliards parce que ku ne war nga lekk parce que est-ce que xam nga yoman xam am na ñoo xamante da leen di àtte ku rey nit te fekk ñoom mosuñu yaakaaree noonu nit ndax dañ jël benn pont boo xamante ni 200 millions la budget bi technicien wax nañ loolu ñu génnee budget 200 millions waa ji mu ne ko ah man 200 lu ma ci am ko jox waa ji par exemple benn 20 millions budget bi wàññeeku keneen ba ci ki muy teeree ji kooku ko mën mais kooku fekk na lépp kii na léegi pont bi dëgëratul ciment bi dëgërul ñu topp si ak ça 10 jours après 1 an après pont bi daanu am nit génn àdduna yow man xam neen am na nit da leen di taaj leen vous avez tué des gens nit ñi di xool lu tax parce que seen corruption la woon maanaam fees sa biir bépp biir boo xamante dañ ko feesalee loo xamante ni lu xaraam la safara moom moo si gën a yeey benn jour dama jox benn exemple gën a simple pour nga comprendre nu mu subtilee yoon saa salam benn jour dafa am benn waaye boo xamante ni dañ ko yónni woon ci benn mission boo xamante ni moo woon ci pouvoir am na pouvoir ñu yónni ko ci pouvoir am ci benn mission mu ñëw di rendre compte ci affaire trésorerie mu yoon saa salam lii laa récupéré ci alal ji ba mu pare mu am lu mu làq ci ginnaaw yoon saa mu ne lii nga làq nag mu ne nii dañ ma ko may don la wax don yoon saa mu ne boo nekkoon sa kër toog ndax di nga am don bi kon nekk corruption parfois ce qu'on appelle la corruption passive mooy damay soxla passe dans 10 jours lan laa koy defal tey pour 10 jours su ma ñëwee sama soxla mu nangu ko ce qu'on appelle la corruption passive yow saa su mu ne boo toogoon sa kër kon lii doo ko am nga jàngee ci dem kon bu ñu nekkee ci mission moo tax boo xoolee même Nations Unies wala li nga xamante ne mooy Transparency International am na ñu définir li nga xamante ni moom mooy lan mooy corruption da ngay dégg ce qu'on appelle les pots de vin da ngay dégg loo xamante ni moom la ñuy wax Mauritanie par exemple graisser la barbe
n'est-ce pas ñun fii da ngay dégg ñu naan que par exemple gisante la moom wala nga nuyu ko. wala nga ne ñu ne bokkal ka ngëbal ka. loolu ci islam Issa Sall nee na yéen ñaar yéen a tolloo est-ce que xam nga ni ay sët yow boo demee ci tali bi wala foo mën a nekk paas nga corrompre benn waay wala benn waay corrompre la yéen ñaar yéen a tolloo bàkkaar. te yi nga génne sa 10 000 jox benn mu créé la kayit bi moom au moins am na 10 000 mais yow mi joxee 10 000 bi da ngay am bàkkaar. mais nag malheureusement bu nekk société boo xamante ne comme Sénégal la nu mu compliqué loolu tamit pour nga appliquer que ça va être un autre problème. Très bien alors yaa oustaz ñu nekk ci réewum diine diine bu mu mënti nekk Sénégal dëkku diine la dëkku taalibe la mais ñi ngi toujours constaté que ni kii mu ngi koy wax léegi Birame Pouye mu ngi koy wax léegi que Transparency International à chaque fois bu ñuy noté on est sur la liste rouge ci réew bu mool ni Sénégal ci suñu ay comportement ndax ñun suñu taxawaay waroon na mel noonu ci ak fi ñu toll ci diine. non du yoon parce que bu ñu nee réewu diina ay jullit dafa nekk musulman dafa am lu la sa diine digal am lu mu la tere lim la digal ngay góorgóorlu lim la tere nga bàyyi ko mais soo nee musulman nga nii rek te ndigal yi ak tere yi sa yoon nekku ci moo tax bu ñuy compter Sénégal di ko compter ci réew yi nga xam ne guerre gi dafay bari te bu ñuy compter jullit yi dañ naan la 95% musulman la. te avant ñeneen ñi loi yi àdduna bi di tere corruption islam moo ko njëkk a tere. imam wax na la ko ki ñu yónni woon mu dem. dajale asaka yi. jël ay don teg asaka yi ni lii asaka yi la lii samay may la yonent bi def na ko noonu. parce que soo toogoon sa kër du la ko jox. li muy bañ mooy nga utiliser appareil de l'État pour enrichir sa bopp. loolu corruption la te loolu dafa bari. kenn ku ne sa ndombo tànk. moom ngay utiliser pour sa personnel bopp te vraiment donc ko waroon utiliser pour état bi nga xam ne moo la jox ndombo tànk googu. kooku nag dafay faral di am dafay am fu ne ci àdduna bi ruq boobu bu intérêt ne rek am na ñu fa taxaw ñoo xam ne corruption la ñuy dundee. corruption nag ku koy dundee sax yaa ngi lekk safara ci sa biir bi loolu la yonent bi wax loolu la alxuraan wax. nga koy tuddee ya'kuluuna soxta ak li akli soxti soxt mooy corruption. loo xam ne du nekk lu dagan nga di ko lekk. islam nag jikko la. jikko la. vraiment bañuy bañ ba Sénégal dañ naan la booy toppatoo kayit soo bëggee mu gaaw da ngay joxe nangam mais loolu catastrophe la bokk na ci li koy xeex itam mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci bërëb yi ñu leen di fay salaire yu baax c'est important dina faciliter nit ki kenn du ko corrompre wala du jël corruption di fay nit ñu lu baax yombal la leen seen dund mu yomb su boobaa vraiment defe naa ne yaa Aïcha dama mos a dem Banjul dañuy waxtaan may dem Banjul ma dem ba defe naa ni Kaarang la ma bàyyi fa oto bi ma yóbbu woon jël bateau bi maa ngi fay def conférence 2 jours bi may retourné ñu ne am na benn waay boo xam ne xaw ma la xel bi neexut dafa décidé woon toj oto bi fi ma ko gaaree am benn policier bu xeex ak moom ba waa ji gaañ ko bi ma ñëwee ñu nettalil ma ko ma ne leen ana policier bi ñu ne mu ngi monté ci yoon bi ma départ ñëw gis ko mu ngi band loxo bi affaire baa ngi métti mu ngi band loxo bi parce que sama oto bi la doon défendre bi ñu waxtaanee ba noppi ma koy jox xaalis joxuma ko sax pour mais dama ko doon neexal mu bañ ni du ko jël ma wax ko mu ne ma sama liggéey la xëy na sax du policier Gambie yëpp ñoo mel noonu mais kooku waa jooju kenn la ci ma wax ko mu ne du ko jël parce que liggéeyam la moo fa toogoon pour yore sécurité bi garage bi ma gaari sama oto moom moo fa monté woon kon buñ tojoon oto bi nee na moom moo defu responsabilité ma koy jox xaalis ma bañ ni du ko jël dama sama liggéey la kooku xam nga sax amam tolluwut foofu tolluwut noonu parce que les policiers Gambie xam na mais jikkoom ak la mu gëm loolu c'est très important loolu da nga koy faral di gis bàyyi ko naa Kédougou dañuy waxtaan dañuy bàyyi ko Kédougou dugg ci benn car bu mag ñu ñëw ba mu yàgg maa ngi toog ni chauffeur baa ngi toog ñu toog ba mu yàgg am benn montage daf ne ma non ñii dañ may tardel xaaral moo jox leen dara ñu dem bi ñu déparé mu ñëw gaare waa ji yéeg mu am lam ma waxoon waa ji jox ko mu wàcc dem seen yoon ma ne ñun mais Sénégal mu ngi en danger parce que car bi mënoon na yeb armée ba mu fees del te poste bu mu romb su fa joxee xaalis ñu bàyyi ko mu dem loolu c'est très grave ci réew Sénégal a ngi en danger drogue bi day dugg cocaïne bi day dugg héroïne bi day dugg ci mbooleem poste contrôle bu fa corruption amee danger bi yépp day dugg ci réew te loolu lu garaaw la yaa Aïcha mais li ci métti doo xam kan moo koy xeex est-ce que ki ñu fa teg pour mu koy xeex moom mooy jël affaire boobu kenn du xam lan la baaxul ci réew
imam wax na ko ñaata milliards de dollars yoo xam ne Afrique nga koy perte Afrique du gaaw a dem te loolu li ko war a indi yëpp mooy poste yi moo xam poste yi état yi joxe gouverneur ak ñoom ñëpp ministre rek directeur rek ñëpp ñoo jël corruption ci poste yi nga xam ne ca la ñu nekk loolu nag lu garaaw la yaa Aïcha lu garaaw la vraiment corruption moom man li may laajte mooy ana fan maanaam fan lañ koy xeexee fan ñen ñoo koy xeex kan moo fa nekk pour xeex ko parce que kan fa teg pour mu xeex ko kooku ci boppam fa mu toog corruption lay dundee kon lu garaaw la loo xam ne vraiment laana allahu rashi wal murtashi wa raish gis nga kenn muccul imam def na la tey boo ko nangu woon ma jox la nga jël maa ak yow ñoo yem bàkkaar même su fekkee dama ne Pape Ali joxal ma Aïcha moom it gis nga ko kon ki ko jox ak ka koy jël ak ki ni ci diggante bi yépp yàlla rëbb na leen parce que dafa doy waar vraiment riche ba baaxul ci réew imam yaa ngi doon wax léegi imam Birame Pouye mooy conséquences économiques yi mais est-ce que corruption du gën a yàq li nga xam ni mooy jikko loo xam si kenn mënu kaa mesurer luñ mënta mesurer maanaam mauvais exemple bi muy jox bien sûr parce que boo xoolee maanaam am laa doon wax jërëjëf ci question boobu ma laa doon wax dégradation des masses soo ko déggee loolu ci yàq-yàq àdduna la parce que boo xoolee yaa santaala bi mu indi doomu aadama ci kaw suuf c'est pour mu defar kaw suuf mu defar ko mu baax léegi nag nit yenn saa yi dafa dëgër bopp dañ ko wax ci alxuraan nit ak jinn mooy li nga xamante ni mooy ñoom dañu dëgër bopp mooy dana am fit bi mooy am fit loo xamante ni xamoo ko moo benn waaye danaa ne bul jaawalee ku am fit ak ku xamul lan mooy valeur du danger da nga ci benn waaye day yuuxu naan waaju bu ñëwoon après suy yégee mbugal mi rek wala ka muy nattu da nga ci benn waaye day sànni loxo benn nit rek ala ko kilifa la bu ñu toogee 1 heure de temps après kilifa gi indi ay borom takk dañu jël si ko rek yóbbu ko fanaan rek waa ji commencé jooy nga te doon na sànni loxoom sànq kon ci sànni loxoom sànq après léegi mu nekk di jooy mooy dafa xamul danger amul fidde mais danger la xamul bi danger bi ñëwee rek commencé na jooy loolu nag mu ñuy dal instant bi dañuy dund boo xamante ni paas dañuy mel na maanaam dañu ñemee bàkkaar ñemewuñu bàkkaar dañu xamul valeur bàkkaar kenn ku nekk si ñun bu defee erreur ba loxoom laal safara nu mu koy sentir au fond de lui alors yaa santaala mu ne ñi dëkkee di mooy yàlla yowmal xiyaam ñoom xaalidina fiihaa éternellement mais boo xamee valeur boobu borom xam nga waxoon mu ne maanaam jullit bi dafee bàkkaar day mel ne dafa toog ci suufu montagne yaxaafu an yaqa alayhi di tiit montagne bi daan ci kawam waaye innal kaafira yéefar bu defee bàkkaar ko zubaabin marra ala anfihi day mel ne benn weñ ba tàggoon ci bakkan mu dem mu dëgg donc méfaits yi nga xamante ni wala boog conséquences yi nga xamante ni spirituelle la wala boog morale la wala côté jikko la boobu moo gën a garaaw sax bi nga xamante ni mooy alal ji parce que souvent jikko bi yàqu moom mooy permettre loolu parce que ki nga xamante ni Sénégal gis nañ benn policier boo xamante ni def na jox nañ ko ay raaya nga xamante ni kooku Sénégal moom nañu jàpp ni mooy policier bi nga xamante ni ki mën ko corrompre n'est-ce pas bu la jàppee moom bay boo nga xam ni par exemple bay mu wut ay kayit wala boog voilà ba mu dem ba ñëpp yëg ko ban jox ay raaya alors li Oustaz wax ko policier la boo xamante ni mën naa am salaire policier la mais jikko bu baax bi mu yor kon ñi nga gis ñi nekk ci corruption yëpp passe dama jox benn exemple seen yenn saa nga gis benn nit muy critiquer ñi nekk ci gouvernement bi wala ñi nekk am ay pouvoir gars yi dañuy dóor naag man sàngam alors nga xool moom quand il aura ce petit pouvoir nekk ci entreprise bi rek ñu am lu ñu ko dénk rek mu commencé créer maanaam def surfacturation maanaam kenn ku nekk lu ndaw loo am rek wane ci sa bopp ci corruption nga jàng ci doon kon kooku bu xam bu amaatoon lu gën a yaatu rek mu def lu gën a yaatu kon jikko yi ñoo njëkk yàqu laata maanaam xooli di yàqu parce que jikko yooyu yàqu ñooy permettre nit ñi am fitu di def corruption léegi nag lan mooy conséquence yi mooy bu ñuy mooy nit ñi amatuñu moral parce que bu fekkente ne yow am nga fitu jël alal joo xamante ni lewul nga dóor nit mu jox la ko nga nekk fenn jël alal dessous de table pot de vin fraude n'est-ce pas extorsion ba sa poche fees nga dund lekk sa njaboot ba pare loolu perturbé wu la loolu mooy sa xol dafa yàqu parce que nit bu nekkee 1 franc mu bokkul ci alalam da ko war a perturbé di nga fa am benn borom xam boo xamante ni sunu benn mag ñi la dañ ko am benn ñam buñ ko joxoon yàkkal ko bi mu koy lekk rek mu am lu mu yëg mais lu mu yëg li ko perturbé ci ndawal liñ koy yàkkal bi ñu defee ba topp loolu investigation bi nekkee gàtt googu ñi rendi woon démb dafa duggoon toolu jaamur ruur ko ba yàqu toolu jaamur bu mu dugg ci biiram conséquence su maanaam poison bi nekk ci maanaam gàtt googu mu lekk moom ruuxam bi sell sant na am lu newul fii mu perturbé ko
bu fekkente ni nit mën a def bàkkaar di dund ci corruption nga xam ne da ngay gis ko xam ne naan damay dóor nga gis koo xamante ni ministre rek la nga xam salaire du ministre kii député la wala kii directeur nga xam salaire am 2 ans après parce que man yàlla dogal na am na ñu bëri ñoo xam ay kilifa lu ma xam am na foofu laay tëjee sama benn xarit boo xamante ni dafa nekkoon inspecteur des impôts nekk kilifa bu mag su ma la waxoon tuddam ngeen xam ko benn dana mos ànd kër benn xaritam inspecteur des impôts loolu dafa mën naa ko wax parce que télé na nekk loolu moo am ñi ñëw kër bu ne la doo toogal doo toog y avait tout il avait fait que par exemple 4 ans de service kër day fay location parce que xam naa pas-pasam bi ñu ñëwee ñu xool kër gi yéem torop bi ñu wàccee lan la ma wax ba maa ngi jotee encore très jeune mënuma du ma bàkkaar parce que mënuma wax fan la alalam jógee waaye ki ñëw bokk nañu liggéey mais j'ai compris li mu bëggoon wax kon am na ñu bëri ay tey ñu yor ay oto yu rafet ay kër yu dafa nag ma sàngam benn waay dafa tabax benn kër R+5 bu rafet bi ma tabaxee kër gi mu woo benn sëriñam mu ne ko ñaanal ma ci kër gi li gars yi def Sénégal wàccee kaamil sëriñ bi dafa am na yenn saa yoo xam ne yàlla da leen may bi mu duggee ci kër gi n'est-ce pas pour ñaanal ko mu am lu ko feeñu mu woo borom kër gi ni ko sa kër gi rafet na de kawe na ba tim nga ñëpp tëj nga ko ba kenn xamul nekk ci biir am na kilim ba bu tàngee du ko yëg mais est-ce que sàmmee nga noonu sa bopp si maan ci safara est-ce que yow sàmmee nga noonu sa bopp si safara ni nga sàmmee kër gi ndeke kër gi yëpp ay pot de vin la ko waaj tabaxee waaj ba léegi dugg ci kër googu donc pour montrer que li passe wax bu jikkee yàqoo moo ñuy permettre lu nañu am en tout cas amoon na solo bu baax a baax Imam Birame Pouye Oustaz Taib Socé ñu ne di jaajëfal bu baax a baax à la semaine prochaine, Inch'Allah. Papa Alioune Sarr, bon week-end et bon lundi. Pareil, on vous attend à la radio, Aïssa. C'est ça, tout à l'heure. Alors, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation et merci également à toutes les rédactions de E-Média. Merci à vous, téléspectateurs de